sur RFM. Écoute sur RFM. 9h30 ci rajo Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di wéy di am mbégte mu yaatu di ànd ak yéen ci RFM ànd ak yéen ci suñu journal fait divers bii di xalaas ñu koy def bés bu yàlla sàkk lundi ba vendredi di ci ànd ak Aba mi ngi nekk kon ci yeneen i yitte ci kanam tudd dana ñëw ànd ak yéen ci dëggantaan incha allah waaye Mamadou Ndoye Bane l'inspecteur Bane mi ngi nii toog ak keneen koo xam ne gëj naa koo gis gëj naa koo dégg Sénégal gi yëpp namoon ko moom mi ngi toog du ma leen ko wax naa bàyyi Mamadou Ndoye Bane mu nuyoo Bane na nga def. maa ngi sant bu baax sama waa ji di leen ziar di ziar Aba di ziar Paas di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu na ñëpp am jàmm Ndiaye. waa Sénégal nee nañu jàmm doo ci détaillant quoi grossiste nga ci. waaw jàmm rek. Ndiaye Ndoye Bane borom jàmm ji borom jàmm ji. déet donc bala ngaa xam ne jàmm am solo nga ñàkk ko Ndiaye yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci kër yi def ko ci mbedd yi def ko ci bureau yi def ko fépp. alhamdulilah. def ko ci yaram yi def ko ci xel yi na ñëpp am jàmm Ndiaye c'est important. amin ne leen amin. passe partout ku ñëpp gëj a dégg. Ndiaye. ci loo nekk. waaw day siyaar bu baax a baax Ndiaye. maa ngi delloo siyaar gi bu wér. naka yi tey. as ñoo ngi sant ñoo ngi daw rek. man yow laa namoon sax ma lool. ah non yow laa namoon. maa ngi fi parce rek que saa waay moom chaque jour ma gis ko. yéen accidenté ndoo woon no waaw ñoo këppandoo woon. safar bu ñu ree jàmm. moo këppoon soow bi. ah d'accord. maa lay siyaar bu baax a baax Ndiaye. maa ngi di delloo siyaar siyaare bu baax auditeur wu xalaas yëpp. di wax ne namoon naa leen lu bari surtout nag waa yeewu ko fajar yi. waaw namoon Kaaru fajar sa mbokk yi. parce que fan yii moom xam nga mbas mi war naa gaaw bouger tuuti ba gars yi jëlaat rythme normal bi quoi. waaw di ànd ak yow ci 77 150 17 77 150 17 17. ñuy dugal xalaas bi. waaw. jamono jii nga xamante ne ji dañuy toogloo nit ñi seen kër wala déplacement yeeg gise yi ñu koy moytu. nit ñi di dund ci kër yi di dund ci bureau yi di dund ci mbedd mi ay faits divers yu yéeme yoo xam ne. bëgg nañ ko yeggee waa Sénégal ngir am ci xalaat wala ñu yeggee ko nit ñi ngir mën cee yeewu. ñoom mën ngeen a jokkoo ak ñun. jaare ko ci Passepartout ci 77 150 17 17 pour ñu am xalaas inspecteur. waaw. Baye Fall lu mu dal lu ko dal. Baye Fall mooy gardien grand théâtre bi. waaw dañ ko agression boo xam ne Ndiaye. asif leen sol ci kanam gi. looy wax ni. waaw. ñan ñoo ko def. ay agresseur déglu. histoire bi nga may nettali nii pour ni histoire bi demee mooy damaa demoon sama place soxna bi ma demee toog fa di ko jàppale muy jaay am benn sama dëkkandoo bu ñuy agressé mu daw ñëw fekk ma fi ma toog xale bi dem na ba cité mais dafa tuuti bi mu ñëwee nag tànk yi mi ngi poussière man mu jaaxal ma nangu ma koo laaj ma toog di ko xool rek xale bi toog lu mat 1 minute et quelque daal di ne ma tons man de dañ ma doon agressé rek agresseurs yi wër ma war nañu mat 7 personnes ku nekk yore sa jaasi ñu ne ma yow diw nee na yow yaa ñuy boole ñu ñuy jàpp rek xeex bi démarré bi ñuy xeex ñu may dóor ay jaasi foo yaakaar sama yaram rek bàcc nañ fa jaasi ñu dóor maag sama jabar dóor ba ma nax leen ba ñu génn jotuñu laal soxna si dóor nañ ko ay jaasi nag mais desu ko dagg léegi nag bi ñu duggee ci biir kër gi ba nga xam ne ñoom ñemeetuñ ma songu fi ñuy discuter di kii nii rek kenn ki daal di bët assiette bi daal di ma ko wiccax ci laa defee rotation mu ñëw côté gauche bi noonu la histoire bi demee ñoom nag tooñ nañ ma ba ci kanamu yàlla quartier bi ñëpp xam nañ ni ñoo ma tooñ mais foofu nag dafa wéetoon boobu instant te yàlla bu bëggee teg nattu jaam nu mu ko soobee rek noonu la koy tegee waaye quartier yi sàggante da cay am nit buy xeex ci quartier wala bandi yi ne fa nit ñi ñoo koy bayal ba bandi yi di fa nekk moo tax bandi yi di am doole ci quartier yi ndax foo dem en général dañ fay am yaay am fa papa am ñu leen di jàppale di leen di indiqué beneen bi si desaat mooy sàngara si ni ñu koy jaayee dafa yomb bar clandestin yi dafa bari ci environnement côté yëpp bar clandestin yi dafa bari
da ngay gis ñuy jaay sàngara te police ak gendarmerie en général soo leen woowee boo leen ko waxee su ñëwee lañ lay laaj ndax am nga këyit te këyit warul tax ñu libéré la nga jaay sàngara dafa am sàngara boo xam ne day yóbbee nit ñi fitna te sàngara boobu la ñuy jaay sàngara buy jar 100 francs ki fukki dërëm ak juróom xam nga sàngara boobu ku ko naan musiba la lay jurul nii la histoire bi demee agresseurs yi bari nañu te du fii rek sañu quartier yépp la yem fu ñu nekk rek seen i yaay ak seen papa nga fa ak ñu leen di jàppale. mi ngi noonu Ndiaye. Baye Fall kanam gi yàqu na complètement. mooy photo bi nga may jox. waaw mooy photo. est-ce que doo ma ko jox mu dugal ko ci page. Facebook bu xalaas bi gaa yi gis ko. voilà xalaas l'officiel. waaw. ngeen xool waa ji nga xamante ne ji ay agresseur non seulement dañu ko fitnaal. mais dañu jël acide sotti ko ci kanam gi. waaw sotti ko ci kanam boobu. mais bàyyi yàqul bët yi. waaw mi ngi xool li ma gis nii moom. li ma gis nii moom na. voilà na dem déjà xool ndax mënul am sax ay conséquences ay effets secondaires. waaw. ci bët yi ndax doy na waar kanam gi yépp a yàqu. kanam gi yépp a yàqu moom loolu moom Ndiaye. suñ ko jàppalewul du baax. dina am retour de. waaw dafa am benn waay boo xam ne. moom nee na Amary Ndiaye la tudd. mu ne otom dañu koo sàcc ñoo ngi ko sàccee Grand Dakar. ci buntu stade Demba Diop. non fi jàkkaarloo stade Demba Diop fa lañu ko sàcc keroog àllarba. nee na benn taxi bu bees la matricule 73 Z. pièces yi oto baak yépp nag. ma ngi ci oto ba taxi bu bees tàq la. matricule 73 74 Z mais plaque bi sax la ñuy njëkk a dindi. pour commencer dañoo bari de. Amary Ndiaye nañ ko dimbale waaye sonn na torop. Ndiaye. ban. Ndiaye am na xeetu affaire bu bees bu xew ci àdduna bi. waaw. Ndiaye da ngay yore sa société Ndiaye et frère ah. waaw. maanaam doon jaaykat. yor ay email ak yooyu da ngay jékki-jékki nga jot benn mail beneen entreprise boo xam ni maanaam bi ni mel ni ambassade France. fana ambassade Italie wala foo ñoo xam ni da ngay xam ni ñii. doo dindi mbàjj mi nga dëpp. lii nii. waaw dégg nga da ngay jot benn mail que ni dañuy bëgg a liggéey ak yow ay tout. nga jékki-jékki xam nañ li ngay liggéey xam nañ li ngay jaay ñoom xam nañ li ngay liggéey xam nañ ngay jaay. nga jot bon de commande boo xam ni su fekkee par exemple Futurs Médias bon de commande boo xam ni amul dara lu lay wax ni lii jógewul RFM wala jógewul Futurs Médias. ngay jot bon de commande bu la commandé ay micro yu tudd Ndoye Bane micro. léegi nag xam nga yow ab jaaykat nga. nga gis waa Futurs Médias commandé la 1000 micro yoo xam ni Ndoye Bane micro la. doo ko jël. nga gis muy boo de commande Futurs Médias. bu authentique. waaw bu authentique. nga woo leen téléphone. nga envoyé leen mën ngeen échanger waxtaan bu juboo léegi nag yow il faut nga wuti Ndoye Bane micro. nga tàpp ci internet bi fan nga mën a amee micro yooyu. da ngay gis benn site internet buy jaay Ndoye Bane micro ci benn site internet dong nga koy gis. ñi la contacter. defal la bon de commande. ñoo moom site boobu di jaay Ndoye Bane micro. xam nga doo ci xam dara. ne boo renseigné woo. ca ñoom la lay yóbbuwaat ca ñoom la lay yóbbuwaat. gaa nga renseigné mu yóbbu la ci ñoom. nga dem commandé fa 1000 micro Ndoye Bane micro. ñu wax la li muy jar et tout ah nga jënd yónnee xaalis bi lépp. ou bien nga yónnee xaaj bi. ñooñu dañ naan la waaw da ngay yónnee mais puisque yow client nga xam ñu gis nañ say. activité mooy 50% la commande. voilà léegi da ngay fay non ñoom dañ ni ñoom da ngay fay 100%. ñu yónnee la affaire bi. mais puisque yow li nga ciy demande dafa bari da ngay fay xaaj bi wala nga fay 70% yi. soo fayee 70% yi nag ñu ni dagal nañ la ko ci colis nangam joxal la benn code boo xam da ngay suivre affaire bi di ñëw. ba ni muy eskee ci yow. ndekete ay nit lañ yu nekk Afrique du Sud ñu ngi bëgg a rey sénégalais yi. sori nañ de. ñu ngi bëgg a rey sénégalais yi. Afrique du Sud. lii waaw benn chef d'entreprise ngay bëgg a dégg mi nuy wax. millions yi bari 20 millions lañ ko doon dóor mais waa ji muusam ak dalam. moo tax 8 millions lañ jël ci moom. te nga ne daa muus. waaw naaw dafa muusa ko tax rëcc ak teey ak doylu. ba mu demee ambassade États-Unis pour vérifier ji fekk na fa ñeneen ñu mel ni moom. yu ñu def même chose. waaw ñoo xam sax dañu indi marchandise di libérer si di ko livrer waa ambassade bi ni leen yéen a ko commandé. ambassade bi ni leen ñun commandé wuñ dara ñu fi ñëw di livrer si ak di ñu woo bari na mais ñun du ñu affaire bi du ñun Ndiaye déglu lii.
dafa am ay nit ñoo xam ne ñu ngi Afrique du Sud jamono bii nii bon mën nañ sax bañ a nekk Afrique du Sud mais ba sama technicien yi xoolee gis nañu que seen adresse email IP yi c'est lépp Afrique du Sud la jógee en fait. ñoom dañoo créer ay site internet ñoom seen société dañ nekk GP Medical Suppliers la tudd. ñoom li ñuy def mooy dañ lay envoyer lu ñuy wax benn demande de cotation mais demande de cotation yi bu ñu la koy envoyer da nga koy envoyer sur turu ambassade des États-Unis de Dakar yow email bi boo ko xoolee doo am benn jiixi jaaxal ka jógewu ci ambassade ba telle sorte que ñoom seen email domaine bi lu may wax ni technicien dinañ ko xam informaticien seen domaine bi domaine nu ambassade États-Unis la dañ lay envoyer email laajte la benn équipement donc ñun équipement yi ñu laaj mooy tuddoon stérilisateur mooy bu médecin yi defee seen opération fu ñuy stérilisateur yu nettoyer seen équipement yi. ba ñu envoyé demande de cotation bi dañoo def comme si que ambassade la demande de cotation bi jógee bu ñu nit envoyé demande de cotation ñu defal ko offre envoyé ko ñoom dañoo jot offre bi bon faux ambassade bi ñoom dañoo jot offre bi si lendemain bi ñoom ñu répondre ñu nañu que yéen yaa leen gagné marché bi man bi ma ne yaa leen gagné marché bi ma yëg ko affaire bi man daf ma xawoon bizarre sax ba wax naa sama benn collègue mu woote ambassade bi mais ba mu wootee ambassade bi lu mu waroon poser question bi wala lu mu leen waroon laajtee la ko en fait laajtewu ko noonu en fait daf leen ne rek est-ce que yéen da ngeen di liggéeyal société bii bañ a tudd tur bi kooku ne ko waaw parce que ñun en fait en réalité mos nañ liggéey ak ñoom mais pas ak ñoom directement mais si benn entité benn école bi nekk fii. ba mu ñëwee ne ma lii de si ambassade la jógee ma ne ko ok donc nañ def suñ procédure bi mooy lan ñu xool équipement bi fi muy jaay ak ñu ngi ko mën amee ñu jënd ko indi ko livré ko mais ba ñu xoolee xool si internet bi yëpp benn site rek lañu gis ni moom mooy jaay équipement boobu am na sa yeneen site yu koy jaay mais spécification technique yu ambassade faux ambassade boobu laajte si site boobu kese lañ ko mën gis mais site bi nag boo si duggee wax dëgg yàlla doo am dara loo xam ne dina xel ñaar ci yow bon ñu jël seen contact envoyé leen email woo leen ba lay woowee ñoom tam ñu defal ñu cotation ñun sama entreprise bi pour ñu jënd équipement yi man lu ma njëkk a jaaxal sax mooy ñoom dañ ñu ne boo leen di fay da ngeen di fay 70% après boo leen jotee équipement yi 2 semaines après ngeen fay 30%. man ba ma gisee loolu sax xaw na ma tiital tuuti parce que généralement nit ki boo ko xamulee boo liggéeyee moom dañ koy njëkk a laaj 100%. ma ne kon ñii xam naa dañ bëgg partenaire ak ñun partenariat noonu leen def ñoom ñu jox ñu ay contrat ñu lii contrat yëpp lépp nickel lépp amul benn problème ñu signé contrat bi après ñu dem suñu banque déposer ordre de virement bi léegi matériel yi ñu woon jënd si ñoom ñu mu ngi toll si 20 millions mais 70% bi mooy 14 millions donc si en kilo woon en dollar la woon dollar bi mooy ñoom seen facture mooy nekk si $34,000 70% yi mooy tolloon si $23,800 donc ñun $23,800 lañu waroon fay. man sama xel tey na ba léegi en fait ma ne léegi ok damay envoyé virement bi $23,800 mais duma ko envoyé gum lépp damay envoyé $14,000 $9,800 yu des ci 70% bi ma bàyyi ba après ba gis ni équipement bi bel et bien que ni mu ngi ci yoon bi di ñëw ba jot naa document li ñuy wax tracking bi ak document wu dédouanement bi yépp ma soog a fay $9,800 mais ba ma lay envoyé $14,000 yi ñoom ñu envoyé ma benn tracking ñu yor société normalement logisticien yi di nga xam mooy lan mooy que benn numéro la boo xam ne da lay permettre nga suivre équipement bi xam fu mu toll ci jaww ji bu dee bateau la jël wala bu dee avion la jël nga xam équipement bi muy tel dëkk fii moo des kañ lay ñëw ak ni muy def ba ñëw bon sama xel xaw a dal tuuti mais ñoom
ñoom dañoo créer beneen site internet ak beneen société boo xam ne nee ñu ko société boobu mooy indi équipement yi. Njaay ban Njaay lii képp koo xam da nga yor entreprise ci réew mi. na nga déglu lii. parce que wax jee daanawul moom. waaw wax ji daanu te su la xalaas bu rawee. waaw na nga dem ci internet bi nga déglu ko. dégluwaat ko. igfm.sn. waaw wala rfm.sn. waaw boo fa demee. waaw di fa fekkaat xalaas. waaw parce que Njaay. ñun moom wala page xalaas Facebook. waaw xalaas l'officiel. waaw waaw mën nga fa déggaat dégluwaat xalaas bi. ñeneen ñi koy déglu dugal nag noonu. amuñu droit dugal ko. ah kay am nañ droit dugal ko. duñ leen ko toppee ndax ñoom. am nañ droit porter leen ci plainte wala. ku ci porté plainte. waaw. non non xalaasu jaam nga dugal ko. waaw garaawul amul problème di ci am déedéet ñoom au contraire. waaw dañuy dimbali ñun sax. parce que am na waxtu yu xalaas di am. waaw nit bëgg koo dégg. waaw te du ko mën a déglu. ñoom ñoo koy def direct. gis nga Ndiaye. baan yooyu am na ñu koy def direct. baan yooyu yeneen considération baan non suñuy xarit la. baan wax leen ci lii waaw bala ñuy eggale may leen ma rek. suñu xarit ba Luc Nicolaï indi nañ ko fii ci Thiès yàlla na ko yàlla jàppale ba mu génn. Luc Nicolaï promoteur. waaw Sëriñ Fallou Luc Nicolaï. jëlee nañ ko Ndar defe naa mi ngi Thiès. waaw d'accord. waaw. waaw yow yow pale day cause rek nga fi nekk démb yaa ngi fi war ak Lamine Diack. xam nga tey yaa ngi fi ak Luc Njaay Nicolaï. bëgg ñëpp am jàmm rek Njaay. Njaay. barke Rasulullaay suma sañu kenn du dugg ci kaso bi. ñëpp dañ am jàmm. nit la ay nit moo dul mat bay ba day jum rek Njaay. baan avant ngay sori. waaw. dama jot benn information boo xam ne. na benn pouponnière bu nekk fii Médina. di les sœurs franciscaines. coronavirus bi tax na ñoo nga ak lu toll ci 80 bébé. ay xale ay liir ñu ngi nii ngay gis. amatuñu dund. te ay liir lañu yor. ay liir. nañu leen dimbale jàppale leen ci ak ku dund. fa yóbbu liir ya. ah ben xëy na ñii état bi leen koy dénk ñii dañuy jur duñ ko mën a yor ñu dénkaane ko. ñii seeni waajur day. am na ci ñoo xamante ne ji sax. dañuy jur teg ca buntu ba. ki ñu ko nangoo nit la ku àndut ak xelam. tollu diggante wasin am doom xam nga duñ ko bàyyeeg. waaye li nga wax maa ko xam waaye. waaw kay léegi nag les sœurs franciscaines. nee na ñi ngi Médina. lu toll ci 80 bébé la ñu yor. waaw li ñu yor pour wàll leen dundal muy meew couche ak ya muy àndal. waaw. corona bi laal na leen de. waaw léegi nag bébé yooyu. am na ay femmes yu ne ci àdduna bi ak ci réew mi. bëggi bébé. ku bëgg ca bébé yooyee. jeeg boo xam ne dafa bëgg mu am na ñoo xam ne dañu bëgg xale. ku ca bëgg nu muy def. ñu ngi leen ciy jox mais xam nga dafa am ay yoon. am procédure la. baan man mën naa jur doom mënu ma ko yor ma dénkaane ko. waaw dem ba jamono neex ma mën a yor doom dem ne leen jox leen ma sama doom. waaw waaw. ñu ne la jox nañ ko diw nga dem ca diw bu fekkente ne yoon nee na la bébé bi mënoo koo jël. waaw du tax nga may waa kër ga jàmm heure boo xëyee yaa nga fa. di xamal xale bi may sa yaay wala may sa papa loolu it yeneen fitna lay jur moo tax bala ñuy jox nit kenn. ñu tëkki noppam bala ñu koy jël di ko dénk kenn. amoo fi benn xarit boo xam ne xajam daa réer mu fu ne mu jooy ko. wax nga dëgg voilà dëkkam xaja tool noonu rawatina ni tëkki noppam. dégg Njaay yow. xaja toll noonu parce que la. parce que kooku Omar la. Omar feeñ na Omar Anne. Omar sama xarit la moo yore téléphone di moom Medina la ne. na yor téléphone xaj ba feeñ na sama xarit la. waaw na ko téye nag. waaw mais sama xarit la. na ko téye réew mi kii mooy xaj réew ba moo feeñ na. réew mi Sénégal mooy réew moo xam ne. waaw xaj bu réer neexut a wér. ah comme feeñ na. xaj ba feeñ na na góorgóorlu ba bu xaj bi mais réer nag ba xaj ba feeñee mais de daal audio boobu moo audio rek o xalaas la. muy pouponnière boobu ak yeneen pouponnière yi nekk ci réew mi. il est gentil. nañu leen gestu. xaw ma ndax boole nañ leen ci fond force Covid 19 ba mu déet. waaw mais gis nga ndekam ña ca walandoo ba ñoo daanu ca teen ba rawatina ña ca pind ba. waaw maanaam ña toog fa ci kër ga fa ñuy wale. waaw ñoo dugg ca teen ba rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci rëbooru teen bi. Njaay dañuy dimbale xale yi ak. ñu continuer lii balaa waxtu wee daj. ayca Njaay déglul continuer déglu waa ji. donc yow boo demee société boobu noonu boo jëlee numéro tracking bi boo ko dugalee ñoom si seen société bi da ngay gis que ni équipement bi mu ngi Kenya. bon ma ne waaw bon lii mun na nekk après nag si laa toog affaire bi xaw ma ba léegi jaaxal ma quoi c'est comme si dama ko sentiroon ma woo samay transitaire bu nekk si aéroport bi ñoom dañuy jël fret yi bëgguma wax seen tur. ma woo leen ñu ne ma ñoom de xamuñu numéro tracking bi man mii sa di wax ak yow numéro tracking boobu noonu mosuma ko gis sama àdduna en fait ma xel xaw a ñaar ma ne leen léegi ma ne ñii il faut que ma laaj leen document wu dañuy wax LTA wu matériel yi bu ma jëlee LTA matériel bi naa mën a xam exactement colis bi fu mu nekk bu ma ko joxee samay transitaire
man ak ñoom ma leen di email di leen woo jox leen ma LTA bi ñu ne ma non il faut nga fay beneen $9,800 ma ne leen déet dama ko fay booy ma joxul LTA bi damay annuler commande bi ñu ne ma ok ñu ngi lay revenir dans 2 heures ñu toog ba 2 heures de temps wala sa 3 heures de temps ñu envoyé ma benn ay faux document LTA faux document yi man dama ko xool rek xam ne lii triant la si laa ne xaaral peut-être que ñoom ma bëgg a triander wala peut-être que ñoom ambassade bi moo joxe commande bi ñoom ma jënd si ñoom ñu bëgg ma triander wala peut-être ambassade bi sax xamu si dara ma ne lii il faut ma dem ba ambassade xam lan moo en fait est-ce que ñoom ñoo joxe commande bi ba ma demee ba ambassade tey lu ma li ko jaaxal mooy ba may waxal daam bi daf ma ne yow yaay 3e société wala boog am na ñu la fi jiitu si suba si di livrer ay équipement yoo xam ne ñun ñi ambassade Dakar ambassade bu baax bi laay wax bu nekk Dakar pensé wuñu sa commande boobu ma ne léegi loolu la ñu mu nekkee ñu ne ma lii de wax dëgg yàlla temps yëpp ñoo ngi koy remarqué léegi ci laa woo sama technicien ingénieur yi ma ne leen lii moo am ñoom nag ñu xool def seen i kéemtulaay kattan ak lu ñu xam si informatique yëpp ba gis ni que site ambassade bu ñu créé noonu ak seen site internet ñoom ak seen site internetu compagnie buy indi matériel yi ñetti site yëpp si même serveur bi lañ nekk te serveur boobu xam nañ exactement fu mu nekk mu ngi nekk Afrique du Sud si benn dëkk bu ñuy wax Gunteng xawma Gunteng yooyu. gisee ma la koy envoyé c'est juste pour avertir ñu fi yor société ñëpp wax dëgg yàlla je pense que ni ku mu dal il y a 90% de chance nga daanu si parce que c'est tellement sophistiqué que ni doo sax mën a xam fan mooy problème bi fu mu nekk. man ba ñu commencé projet bi ba léegi nii musuma am xel bu dal loolu daal mooy problème bi yóbbu nañ instant bi suñu $14,000 mooy toll si 8 millions donc di yëgal nit ñi rek ñu fi yow société népp nañ def attention ba bu ñu jotee yenn demande de cotation yi jóge si ay sociétés yu mel ay ambassade ak yooyu nañu woote wala ñu dem sa ba si ambassade bi xool est-ce que lii en réalité dëgg la ñun nag averti nañu ambassade bi averti nañu autorité sud-africaine yi averti nañu autorité sénégalaise yi am nañu ku ñu nekkal Afrique du Sud bu subaa dina am ay démarches yu mu def xam naa ni sax bon on a peu de chance jot si xaalis bi mais lu ma ëppal njëriñ rek man mii mooy que ni bu mu dal keneen si Sénégal wala keneen si au-delà du Sénégal en fait. xalaas. Njaay ñii man ay patriote laa leen di tudde xam nga dañuy faral di wax ne picc mu lakk ci ginnaaw day bëgg morom. mais bu la mbir dalee nga am fullaak mat ak mbaax gu toll ne. partagé ko. waxoo ko ngir ñu yërëm la mais da nga ko wax ndax yeete parce que 8 millions yii mu ñàkk nii. du kenn ko koy delloo. baa boog du jóge ci ñun ñett ñi. mais comme wax na ko. day bañ moromam yi nga xam ne. góorgóorlu nañ ba sampas lëf. ñàkk ko ci Mali fa. lii du jàll bool seetlu nga lool. mais sama mbokk bool yi da nga leen di jox ñu jox la. dañoo aj niveau yi rek. non dañoo aj niveau yi rek gis nga lii nii. waaw intellectuel li lay daal mooy comme li yi waa Bénin yi di def rek. colis yi borom colis yi. voilà loolu dong la. gis nga lii ordre de virement la. waaw xam nga bokkul ak benn ak kii nii. waaw même procédure la c'est-à-dire Photoshop la ñuy jël benn ordre de virement scanné ko. modifié ko envoyé waat la ko. mais yow ba 100,000 francs su ma ko woon jox nii nga jàkkaarloog man da nga may bind décharge. waxuma la nag koo xam ne par mail la ngeen di wax xamuloo ko xamul. et puis njëndakum njaayam internet kooku ci moytuwul. njëndakum njaayam internet. maa ngi koy waxee léegi passe partout. yi nga xaalis man ak yow njaay suñuy séq dara lu weesoo 100,000 francs rek ba ma wëri la ba gis la nga jox ma teg ko sama loxo wala ma teg ko sa loxo. mais li nga wax sax c'est-à-dire ku ko ci moytuwul naam sax am na ñuy jënd ak jaay ci internet bi. waaw yu fiable yu dox. waaw mais nag boo ciy dugg. bala ngay teg sa tànk na leer. comme li nga ko ci moytuwul. buñ ko bàyyi. waaw ndax jamonoy dox toll foofu noonu. waaw li ma Moustapha bu Sonatel waxoon keroog. waaw jamono day dox. waaw na ngay dox ànd ak moom. waaw mais tey jii nga jël lu ma 10 millions yónnee ko koo xamul. waaw damay jaay ay mbasin ne ci internet damay jaay ay mbasin nga commandé say mbasin yëkkati mun la mbasin yi lépp
15 millions la nga yëkkati 10 millions yónnee ko koo xam ne mosoo koo gis xamoo ndayam xamoo baayam xamoo fu mu dëkk benn xamoo góor la xamoo jigéen la am na koy wax ak yow daal nga yónnee ko sa xaalis noonu su jotee xalaas nga jëm si. en parlant de xalaas. Voilà. à la présidence. Aïcha.